Salut Anou. Man daal dama jaaxle sama jëkkër dafa takk ñaareel récemment blâmé ma ko ci loolu sax parce que am na droit takk ba 4 femmes. L'islam may na ko ñoom ñaar 3 mois rek la ñu def mu takk ko après. doxaan amu fa te daf ma ko wax ma accepté naturellement deuxième femme bi nekkul Sénégal day dem di ñëw. mais monsieur dafa changé parce que dañoo xaritoo woon tellement lu nekk lañ daan waxtaane ñu bokk lépp. waaye léegi su waxee ak man rek dafa fekk mu am soxla journée bi yëpp dafay yendu ci téléphone bi di communiquer rek. même xaaju guddi gi duma tal ndax ay texto moom ak deuxième femme bi yemul foofu même samay goro ak njëkke dañoo changer comportement envers moi. instant bii dama jaaxle ndax dama jàpp ne bëggatuma tas sama sëy rek laa bëgg. sonn naa ndax maa ngi def lu nekk mais monsieur faaleetuma je voulais des conseils. histoire bi de metti na ci première femme bi pas que épouse bi mais le fait que jëkkër goro njëkkee ñëpp tourné la lu dos te je pense que alal warul tax ñu mën ko ginnaaw pour deuxième femme parce que balaa ñu gis kooku moom la ñu xam. metti na trop, c'est très difficile. C'est très difficile déjà nga nekk ci famille boo xam ne nii kenn faaleetu la dafa metti benn ñaar ngay wujjante koo xam ne moo la ëpp moyen ci côté yëpp dafa metti. Tu sais, moi je vais te dire une chose, c'est bizarre, mais moi je remarque que la majeure partie de ces trucs-là, c'est comme ça que ça finit. Parce que les gens n'aiment pas se remémorer certains trucs difficiles. Ni ci fàttaliku démb bi mu mettee am na ñu bari ñoo xam ne bëgguñu ko. Faut nga goree lool pour fàttaliku ne que kii ba mu mettee maak moom ñoo àndoon. J'avoue que c'est une histoire triste et jamono ji jigéen ñu bari ci Sénégal dañuy dund lu mel noonu gis nañ fi ñu bari seen jëkkër takk ñaareel jël ñaareel bi teg ko ci kaw aaw bi loo xamante ne nii dafa metti la. mën na daal ku ne nag mais daal ci nit ki lay dépendre nit ki mën na ko dékku comme mën na ko bañ a dékku nit mën na ko jàppale pour mu dékku ko bu amul ku ko ci jàppale itam mën na ko yóbbee mu def yeneen njombe. comme moom elle est la première femme te moom moo accepté jëkkëram am beneen jabar elle doit être prête à mu muñ loolu noonu malgré que c'est difficile parce que benn jigéen bugg ko neexul ci benn jigéen non plus. bu fekkee da nga nekk ak nit bëgg ko te yàlla tax moom aussi bi muy ñëw ci yow di waxtaan ak seen waa kër bëgg na la te yàlla tax wax na la ko wan na la ko donc je pense pas que ni la goutte d'eau qui a fait déborder le vase comme ni ko français di waxee mën a tax seen affaire tas mën a tax seen ambition yi ngeen amoon yëpp jàll en un clin d'œil mu réer. mais moom li ko metti mooy le fait que ñu tourné ko le dos muy belle famille bi ak jëkkëram amatul sax temps wax ak moom bu waxee ak moom rek nee na daf ko soxla temps yëpp mi ngi koy consacré ak deuxième femme bi. loolu moo fi am nit yi dañu bëgg li nga xam ne dafa bees c'est normal ñu xaw a féetewoo benn côté xaw a jeng mais loolu yëpp mën na xëy jeex itam am bi mën na xëy dem ñu wëlbatiku ñëwaat ci moom. donc nag bu dee amul patience fu xaar wala muñ ko du fekkee moment yu neex yooyu. parce que am na yenn yoo xam ne aussi boo nobee nit ki il faut faire très attention parce que c'est un sentiment boo xamee ne que bu dee nopp pour man ni ma jàppee nopp nit boo ko nobee lu mu def baax na. mais léegi par exemple nopp amul dil la on travaille chacun day gérer. le mari bon son rôle. alal bi man peut-être laa jàpp ne moo tax. ça c'est ce que beaucoup de gens disent mais maintenant tous les hommes sont comme ça amatuñu c'est pas parce qu'elle est riche parce que bu dee dafa riche xaalis bi du des éternellement xam nga tu sais ba pare riche du jox nit charme loo opportuniste yi nga toog benn moment nga dellu si waat wala déet parce que bu dee xaalis sax moo tax ngay dem. di nga dem ba si yàgg bu dee par exemple nopp sa jabar nopp nga ko walla
am na loo fàttaliku bon tu vas me dire que ça n'arrive pas souvent aussi hein fàttaliku léegi dafa jafe xam nga mais je ne vois pas non xaalis bi de non xaalis bi yóbbuwu leen c'est que ce sont des prétextes rek. Si ta relation est basée sur une richesse, c'est que cette fondation est mauvaise. La relation ne doit pas être basée par yow da nga am moo tax ñu war a nekk xarit non dañuy xaritoo parce que dama bëgg a xaritoo ak yow nga bëgg a xaritoo ak man mais pas que damay xaritoo ak yow parce que yow am nga xaalis yow mën nga ma yóbbu fenn non. Demain si quelque chose arrive à ta richesse, qu'est-ce qui va se passer? te kenn mënu dañuy sonn mais elle n'a qu'à attendre son tour man c'est sûr que kooku tam dina am leneen luy ñëw. kon war na mën a dékku loolu toog xaar xool fii ak ci kanam lan lay situation bi di joxe. kële dafa am alal que moom amul alal moo tax faalewuñu ko loolu yëpp pour man amul sens ni mu doon doxalee démb ak tey nu ko continuer di toppatoo jëkkëram même bu ko jëkkëram faalewul mu def ay devoiram li ko wàcc diggante moom jëkkëram. bu nekkee ñaareel bi dafa am alal yàlla mu ngi leen di seetaan alal nekkul loo xamante ni dafay wéy tôt ou tard dafay jeex. néegu sëy xat na te lëndëm ñaari nit yoo koy séq ñaar ñoo xam ne ils sont de sexe différent forcément d'intelligence différente aussi tey jii nii góor li mu mën a xalaat ak fa mu mën a féetewoo ak la mu mën a réaliser def ko je pense pas que ni jigéen am na maturité boobu noonu donc du ñu am complémentarité boobu noonu bu jigéen amoon maturité boobu. jigéen est-ce que mën na am ñaari jëkkër wala ñetti jëkkër mënul nekk or que góor day am ñeenti jabar amaale beneen ci côté bi te jigéen tey boo amee ñaari jëkkër tey nga dee. tuuti jalousie mën na ci am parce que li nga tàmmoon di gis sa jëkkër H24 chaque jour yéen ay nekk waxtaan ak et tout après nga ñëw war ko partager ak keneen temps bi nga doon am dañ koy dagg ci digg bi yombul peut-être jalousie tuuti mën na ci am mais amaana su ko belle famille woom continuer woon ni ñu mel ak moom jëkkëram aussi la même chose du demee nii du ko waxee nii. njëkk yi gore yi nag moom dama ci xamul dara parce que vraiment man comprendre ma leen. warul tey jëkkëram takk ñaareel ñu jël kële tourné ko le dos parce que genre comportement yi njëkk yi ak gore di def mooy tax yenn jigéen ñi di xaw a sadique di këppante ay acide wala di liggéeyante yooyu di bañ seen wujju parce que dañoo jàpp ni kële dafa ñëw nangu li ma amoon ci kër gi nangu sama amouru jëkkër nangu sama considération ci kër gi. la belle famille ci sëy bi la ñu bokk mais du ñu ak ñoom tamit principal problème bi yow ak sa jëkkër la. la belle famille ñooñu seen cas dafa mës a critique njëkk yi goro yi laqale nañu mooy ñu génn ñu sëy. yàgg nañ fi gis belle famille yoo xamante ni bëgguñu gis seeni belle fille bëgguñu gis par exemple seeni belle fille wala seeni belle sœur loolu dafa yàgg fii Sénégal loolu moom bari na ñu koy dund bari na ñoo xamante ni seeni goro sonal nañ leen seeni njëkke sonal nañ leen. 99% njëkkee goro yi dañoo lakkale may ñu kenn jàmm fii tey jii ku toogoon di wax li ngay dund sa biir kër te sa ay njëkke ak sa goro teg la ko danga naan déedéet sa jëkkër du la ko teg sa njëkke ak sa goro yi ñoom ñoo la koy teg te bu fekkonte ne ñi ngi koy teg ñi ngi ko en fait ñi ngi doon mettre ñi ngi doon teg seen place ci ku jigéen ki fii sëy kon du metti parce que dafa doon loo xam ne léegi nii rek la jàpp ñu ci dara daal yow yaay ñëw en tant que kuy sëy nga ñàddoo yàlla ne man dama ñëw sëy si soo amee ay doom nag nga toog contrôler une fois que say doom màgg tu fais autre chose une fois que say doom màgg les conditions ne sont plus les mêmes parce que kenn dootul waxati sa yaay lu ko naqari. La belle famille c'est la forme du mariage forme dafa am fond am dans des termes beaucoup plus explicites mooy man boog dewuma ci benn religion bu ñu ne toog jàkka ja di xutba naan ñu ngi boole goro diw ak goro diw wala ñu ngi boole njëkke diw ak njëkke diw dans les mosquées dans les églises bu ñu demee bu ñuy wax ñi ngi waxal mooy le marié la mariée donc ça veut dire que mariage ñaar ñooñu ñoo ko séq buy neex yi ñaar lay neexal buy naqari yee ñaar lay naqari. boo jëlee sa goro def ko comme sa yaay bi la jur
defe naa doo am problème boo jëlee say rakku jëkkër ak say magu jëkkër def leen comme tes propres sœurs aussi defe naa ni doo mës a am problème yow daal yorul sa xol bu rafet rek yéen ñëpp jàmm yàlla daf lay jàppale. yow njëkke bi boo demee sëy doo bëgg ñu sonal la doo bëgg sa goro sonal la doo bëgg sa njëkke sonal la mais pourquoi sa jabaru frère bu ñëwee ci biir kër ga nga koy sonal. même goro yi bu ñu la deful comme doom yu njur yow def leen comme yaay rek def leen comme yaay par exemple yow boo dëkkee sa kër ak sa yaay mën na la mere saaga la xas la des fois mu dóor la mais doo dem di fayu. du ma ne bu ñu lijjanti goro yi du ma ne bu ñu lijjanti njëkke yi parce que dañuy neexal sëy dañuy neexal néegu sëy et aussi bu problème amee ñoom dinañ mën a gaaw indi seen contribution ci loolu mais bu ñu tax aussi nga appesantir wu ci ñoom ba mën a yàq sa sëy wala nga appesantir wu ci ñoom pour wax ni sa sëy neexul wala déet donc man ci problème bii nii face à ce problème li ma koy wax mooy goro yi lijjanteetuñu ko mais moom moo ko séq ak jëkkëram. jigéen dafa sant déjà rek li ñu nangu ñun te suñu diina may ñu ko rek dañ ko nangu parce que suñu diina moo ñu ko may mais neexuñu fii amul kenn ku ñuy takkal ñaareel ngay crier victoire wala ngay kontaan amul boo ko nangoo da nga ko nangu parce que en fait yàlla moo ko digle mënoo ci dara. wujje neexul kenn bugg ko tamit ku ko defee da nga ko def malgré toi. ñi ko ci nangu bëriwuñ non seulement dañ koy foowee di ko wax nii ne duñu wujjee ñu ngi koy waxee noonu lay toppee bis wujje bu jotee alors que suñu diinee ko wax duñ ko nangu da leen di jaral ñu tas seen sëy benn part dañuy bañ a wujjee mais beneen part tamit respecté wuñ li leen seen diine wax. wujjee nag moom yombul ci jigéen ñu bëri pas ñëpp mais si ñu bëri yombul parce que nga nekk ci dara yow rek nga nekk fa xëy rek keneen bëgg ñëw jël sa place surtout que am na góor ñoo xam ne dañoo bëgg lu bees bu ñu xamee lu bees rek fàtte nañ lu màgget bi. J'ai une grande sœur su copinam ñu takkal ko wujj aussitôt on est parti à l'armée yegg ki mu fekk ko mu sol du kii daal mu sama beneen grande sœur bi ne ko solal sa chemise de nuit nga tëdd sa kaw lal sama beneen grande sœur bi ne ko chemise de nuit jamaa sax tey bu ko solee du ko gis. góor gu matadi tamit mooy waral nga takk ñaareel sa jabar sentir ko wala nga takk ñetteel say jabar sentir ko. mooy que gis nga bu takkee jabar fan yi ceetal bi amul liggéey bu mu war a mel gu mu war a mel ba mu gestu sax ne kii nit la woon ci biir kër gi wala déet. góor la góor lu ko neex la xam jigéen mooy nekk di calculer man war naa def lii waruma def lii mais góor lu ko neex lay def. soo amee ñaareel waru tax nga fàtte sa aawa parce que moom nga njëkk a gis aawa mooy sa yaay sa aawa moo la jural sa taaw donc dara mënu ko remplacer moom mooy sa première jabar moom nga njëkk a gis bu 9 jabar toppoon si ginnaawam sax jox ko considération jox ko cër. jigéen boo ko takkee mu bàyyi kër gi nga xam ni dund na fa peut-être 25 ans kër gi nga xam ne dund na fa peut-être 30 ans bàyyi lépp bàyyi papa bàyyi yaay bàyyi mag bàyyi rakk ñi nga xam ni c'est la première famille ci xolam lañ nekk ñëw dëkkal la ça veut dire que am na fu mu la teg yow góor. loolu moom c'est évident parce que première femme am dalay leen bëgg na ko parce que daf ko takk pour nekk ak moom mais nekk na léegi ak keneen koo xam ne moo ko ëpp alal du loolu moo waral changement bi man pour man. neexul nga nekk ak sa jëkkër pendant des années mu xëy un beau jour rek indil la beneen nga war ko partager ak moom. kenn bëgg ko ku la ko wax sax da koy wax rek mais bëgg ko. jëkkëram takk na ñaareel déjà moom wax na ko nee na accepté na ko parce que l'islam may na ko mu takk ba 4 femmes accepté boobu moo ko accepté àddina boo xasee ba accepté rek accepté nga amatul lenn loo xamante ni war nga ci mën a dellu gannaaw. l'islam moo permettre góor musulman mu takk ba 4 jabar donc booy dugg ci sëy yow femme bi da nga war a préparer wu psychologiquement bu nekkee musulman nga war a xam ne yow bu nekkee même bu nekkee sa jëkkër dafa la promettre ne la man kat àdduna du neex ba ma takk 2e femme loolu waroo ko gëm da nga war a def sa xel ne sa jëkkër mën na takk 2e femme donc loolu da nga ci war a préparer wu psychologiquement comme ça bu ñëwee rek du nekk loo xamante ni daf lay bett. moom wax na ko déjà nee na borom këram am na droit ba ñeenti soxna kon pourquoi pas moom mu toog ndegam sax moom moo jiitu ci ñeent yooyu ñuy wax pourquoi pas mu toog assumer continuer sëyam
te xam ne sëy du loo xam ne da nga ciy dugg génn comme relation nii rek simple relation. Tu sais, c'est bizarre parce que tout ce qu'elles disent dans beaucoup de choses, moi c'est ce que j'ai remarqué, beaucoup de femmes sont extrêmement possessives. Dès départ, quand elles partaient, on leur avait dit qu'ils allaient partager la vie avec quelqu'un. Tu as compris? Il y a ton mari, il y a ses parents, parce que tu viens d'un autre milieu. mënul nekk pour yow rek nga toog yore tàngal bi di metti, comprendre nga ñu bare dinañ ñëw. Vous aurez des enfants, mais il y a des gens de cette nature ñoo possessif xarit sax duñ ko bokk. Bon, le favoritisme c'est normal. Même avec tes enfants, tu peux avoir du favoritisme pour un particulièrement. Moi j'ai 2 fils et le plus petit, il a l'apparence plus musclée, plus solide que le plus grand. Si je prenais un sport, je favorise beaucoup plus le plus petit. Parce qu'il est plus actif, il est plus... Maintenant, en grandissant, au fur et à mesure, il change. Mais ça ne veut pas dire que je ne les aime pas tous les deux. Je les aime tous les deux, mais sur quelque chose de particulier, je favorise un. Boo bëggee ne dëgg, tu t'effaces. Tu ne t'écrases pas. bari na fi jëkkër góor yu jeng comme on dit góor yu jeng ñoo xamante ne ni duñu góor yuy takk ñaari jabar parce que comme ni ko l'islam waxee mën nga takk ba ñeenti jabar à condition que nga mën leen yamale boobu noonu nag la ñu bari mënul ñu bari tey jii bu ñu takkee jabar dañuy jeng ci kenn ki. li ñu suñu diine ak suñu kilifa jàngal li waa ji di def bokkul ak li nga xam ne moom la islam santaane parce que yemalewul tolloolewul kon femme bi réaction am mun naa ne c'est normal man li ma jàpp mooy waa ji tegul mbiri ci yoon waaw parce que mel na ni ku gën a jeng ci benn côté bi te pourtant kee moo nekkoon soxnaam mu njëkk bu gënee féetewoo nag ci ñaareel bi c'est normal que le gis ci boppam. lu mu doxal du yoon parce que yàlla daf la may nga takk ba ñeent mais waxu la nga takk jéng wala waxu la nga takk changer comportement léegi nag su fekkente ne yow ko góor ki matadi nga ba takk ba pare jéng mën ko jigéen gi ba mat du tee nag communication dina ci am dinaa toog waxtaan ak yow wax la ni genre li nga def nii du yoon. parce que góor tamit du sa jëkkër la rek doo ko teg ci yoon sa jëkkër danga koy teg ci yoon. jëkkër ji aussi am xelu xam ne man kat ñaari jabar laa yor su ma leen mënul yemale au moins bu nekkee ne sax am nga préférence ci kenn ki nga xaw ko nëbb tuuti. Le mariage c'est quelque chose qui te cultive et tout homme naturel fait de chair et de sang boo gisee jigéen bu fekkente ne dafa taaru forcément mu yëngal la munoo wax ne munoo gis bët ak xol dañuy ànd. loo gis da lay attirer mais yow yaa war a am sa contrôle bopp sa contrôle limite l'éducation personnelle et l'éducation de ta mentalité. bu dara jar bu xët-xët jar bu alal jar bu dara jar ngay am yenn sentiments yi ci moom ba di ko bundu xatal wala di ko naqaral boo demee ba mënatoo nekk ak moom bàyyi ko mu dem yow góor nga jël say responsabilités nga ànd ak ki nga mën a nekkal. Tu vois tous les couples de notre âge 70 ans 60 ñoom ñëpp ils sont ensemble il y a eu quelques heures mais tu sais même bu dee sëyatuñu sax ils sont amis parce qu'il y a quelque chose au fond maintenant c'est pas ça. sa jëkkër bu wàcc yoon bi da ngay bàyyi ba guddi jot ba ñëpp tëdd nga yee ko mu jug nga toog waxtaan ak moom parce que nit rek la bu fekkee waxtaan nga def nga li nga war a def yëpp changement amul nga toog di ko seetaan. waaw mais bu defee ay effort yu bëri def li mu war a def yëpp te changé wul lan lay def dafay toog di muñ situation boobu ba kañ. waaw c'est ça léegi problème bi mooy loolu en fait sa jëkkër dafa takk ñaareel mu ñëw faaleetuñ la ñaareel bi dafa am alal loolu yëpp c'est vrai nekk na ci mais lan lay def tas du solution. c'est pas une raison mu war a tas sëyam dafa war a toog muñ. Bon, à la base je suis chrétien et j'ai pas de dénomination, je suis pas catholique et man mënuma wax ne divorcer parce que
sama diine nee na ma divorce yàlla da koy tere. tas sëy nag c'est vrai que dafa nekk lu nit ñi tàmm léegi Sénégal surtout chez les jeunes mais ci man c'est pas une raison pour tas sëy. pour man je pense que ñi ay mbokkam ñoo ko gën a mën a conseiller parce que man personnellement je pense pas que dinaa mën a ne ko divorcel parce que déjà man gëmuma divorce du ma ko mën a wax divorcel du ma ko mën a wax muñal parce que man xam naa ne mënuma jël sama jabar di ko booleeg beneen jigéen. lu ëpp tuur du mën a accepter lépp quand même parce que déjà ngay dund ak nit nga dem ba benn instant mu mel ni comme faaleetu la yëgatu la du neex bu doon man duma ko nangu mais aussi bu dee da nga nekk ak nit nga nangul ko loolu noonu pour man war na nangu aussi que ne war na nangu muñ lu bari. te jëkkër takk ñaareel changer comportement jéng sa ay njëkki ak sa ay goro faaleetuñ la parce que ki ñu takk moo am xaalis c'est très très dur dafa metti ci jigéen. mais c'est pas une raison pour ngay tas léegi boo tasee boo demee lan ngay wax sa jëkkër lan ngay wax seen waa kër du moins sama jëkkër daf takk ñaareel te toppatootuma faaleetuma sama ay goro sama ay njëkki faaleetuñ ma du raison. c'est pas que dafay metti rek nga daw nga toog parce que li ñuy wax loo muñul doo ko fa fekk te jàmbaar ci situation yi nga koy xamee. nga toog ba xaj ci kanam sabari jaasi rang rek la benn yoon rek li ñuy dóor xam nga du ñu doon ñaari yoon. yokk góorgóorlu rek muñ xam ne lu mës a metti ci àdduna rek dafay jeex lu metti rek am na fin que lii du wéy tôt ou tard dafay jeex na toog muñ daal. ah comme début la dinaa essayer rek xool benn temps bu yem bu ma gisul changement ma teel cee génn noppa sama bopp parce que dalay leer ne noonu lay continuer rek. peut-être nag sëy bi tas na ci xolam de. ah oui parce que nit di nga ko bàyyi dootul nuru. tu ne fais plus confiance. jigéen tamit donte ne ñu ngi naan muñal lu mettiwul kenn du ko muñ lu neex kenn du ko muñ lu metti donc la ñuy muñ donc sëy biñ lay libéré pour ngay dem rek bés bi ñuy takk sëy bi heure boobu la ay problème commencé donc muñ fa la tàmbalee donc niveau yi ñooy bokk niveau yi ñooy wute donc ku ci nekk foo ci nekk jàppal ni am na koo xam ni mu ngi ci niveau bu gën a élevé yow bi nga nekk donc nga muñ xalaat njaboot bi nga ciy am. xalaat aussi way wi ci sa way bi nga ci am yow way wi ci say waajur am. parce que tey ñi fi dégg seen doom yëpp seen yaay yi dañoo buñ la waxoon fi ñu jaar nga ne déedéet kon muñ moo fi nekk bu mu tas sëyam. boo déggee jigéen ñu koy muy sëy ñu naan ko muñal c'est parce que bu demee du fa fekk lu neex. peut-être c'est tout un début góor ñi dañoo mën a xewal bëgg lu bees mën na muñ rek patienter redoubler d'effort xoolaat yu bëri. toutes les façons dina egg benn stade boo xamante ni yéen ñaar ñëpp kenn dootu ci mën a muñ. te bu boobaa peut-être que du ngeen ko régler mais mag ñi ñoo koy régler. parce que man je me dis que à chaque fois di ngeen am benn instant boo leen dellu seen communion moom dana xam yow di nga xam. parce que bu demee ba tas mooy séddee na place am bàyyi na ko ak ñaareel bi donc ana li mu liggéeyoon depuis boobu ba léegi da koy perte amul sens man boog su doon man la du ma tas damay toog di leen seetaan. continuer ni ma doon dundee ak sama jëkkër samay njëkke ak sama ay goro ma may leen jàmm c'est que ñoom jàmm suñ ma faale baax na suñ ma faalewul baax na mais l'essentiel mooy sama jëkkër. comme que léegi l'apparaître moo xew na toog tàllal ay tànkam bu amee ay kii yu baax mu toog defar yaramam am kii daal mu jéem a nax boppam parce que xam naa ne xolam neexul. le temps muy toog nag di muñ na defaraale yaramam moom baax damay defar sama yaram moom baax di entraîner di lekk ba suur di naan ba man di am sama hygiène de vie du ma la calculer du ma stressé wu boo demee nag ba doyal fële boo ñëwee nag fekk ma fi nag man ma toog nag di la xaar wax la ñetti dëgg boo dee nit baal ma moo ciy tegu changer comportement wala ku ne dem mais pour l'instant bu mu tas. na garder foyer garder jëkkëram parce que ak nu mu mënti demee rek ci avenir lañ jëm ci futur lañ jëm te tey jii nii l'avenir va donner raison aux gens na fexe ba bu mu bokk ci ñi ñu naan ca mbay na fexe aussi bokk ci ñi nga xam dañ leen naan gàcce ngaalaama yaa fi toog yaa ko muñ. mu toog muñ ndegam ci loolu lañ ko yar loolu lañ ko jàngal loolu la diineem wax
buñ ko ci yarul sax bu gëstoo gis ko ci kon dafa war a toog muñ nit noonu la war a doxalee sax nattu moom fu ne lay jóge man ci liñ ma jàngal nattu du noon ngëneel la man loolu lañ ma jàngal yàlla bu tegee dara sa kaw danga ko war a dékku muñ ba keroog muy indi lu neex mënul dëkk ci di la teg lu metti te am na sax ñoo xam ne ñu ngi dund lu gën a metti ñi te terewul kenn déggu leen yuxuñ ko fenn mais ñun dañ tàmm buñ dara lu ndaw dalee rek ñu xaw a tumuranke xaw a yuuxu fépp alors que yenn saa yi suñu borom daf ñu mettre juste à l'épreuve donc muñ daal loo muñ day jeex